asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw maa lànk da ngeen di jël question yi neex yi nga ne man rek ngeen koy jox seen wàll nag ah ci koor lañ nekk ku ci nekk da ngay ndogu ah ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp ah di ndokkeel ñëpp ndax lii ñëpp a ko bokk. moom de niñ ko waxee ci lundi bi rek mental moom def ci sujet bu passionnant bu ñu passionné itam moo tax xëy na sax bëri na yu ñu posé waaye boo seetloo ba ci biir c'est la même question perception yi ñooy différent sànq rek lañ koy waxtaanee xam nga boo nee perception ci tubaab yiy dugg dafay bëri alors ci li dépendre objectif là c'est pas important besoin envie mais lan mooy besoin ak lan mooy envie boo ko simplifier besoin mooy lépp loo xam ni mooy tax nit ki di survivre mooy lépp loo xam ni loolu la nit ki soxla pour survivre envie mooy lépp la nit ki soxla pour mën a nekk à l'aise moo tax envie bu matul inconfort lay jul naqari deret da ngay gis ko xam ne dana naan non man sama nelaw bu matul rek damay naqari deret xaw ma njaay ñi xaw ma njóobe ñi kan moo ciy naan bu ma lekkulee lu doy damay naqari deret ainsi de suite parce que foofu envie la ki nga xam ne tey jii def na ne damaa xiif nga tegal ko dara mooy dee man du ma lekk lii kooku xiiful gémmiñ ngaa nam lekk te dafa am benn expression bu japonais yi am ci wàllu boobu pour décrire en fait sensation bi dañuy naan sama gémmiñ dafa mu tuddee ci waay baat bi dafa ennuyé wu jox ma lekk ndax mu mën a actif xam nga ni kooku soxla yëkkatiwu ko divertissement la kon nag foofu du besoin du lu mu soxla du loo xam ne bu ñàkkee day am problème parce que besoin urgence lay indil boo ko manqué da ngay am problème xam nga ci ñiy yëngu ci cadre survie mooy survivaliste yi dañuy wax ni dafa am règle de 3 boo nekkee ci àll sori civilisation sori lépp amoo dara am nga 3 heures pour trouver abri balaa tàngaay wala sedd di la rey am nga 3 jours pour am source ndox balaa mar di la rey nga déshydraté yi am fa am nga 3 semaines pour ut loo lekk balaa sa yaram di fayam waaye gis nga ñoom sax dañ ci màndu ci seen règle boobu ndax xam nañ ni réalité yi du bokk fonctionnement yi du bokk nit ñi bokkuñu c'est vrai boo xoolee cadre standard nit 3 jours la soxla ci cadre ndox et pourtant xam nañ fi mag yoo xam ni boo leen gisee ñu lekk tey naan bokk tey balaa nga gisaat leen ñu naan fekk ay weer wala ay at la et pourtant doo ko gis ci ñoom mu wàññi leen dara nga gis ñoo xam ni boo leen gisee ñu lekk tey balaa ñuy lekkaat yàlla xam ainsi de suite mais kon lan moo tax loolu lii moo tax 2e semaine bii di neex parce que dimension mentale bi dana ñëw c'est vrai waaye lien am ak dimension physique dafay ñëw na ngi dugg ci cadre bu simple
cadre entraînement xam nga am na ku ko posé yaakaar naa ci première semaine bi xam nga dafa am importance bu am diggante yaram ak xel dans le sens où nit loo def sa sport loo tàggat sa yaram bu fekkee connexion bi nekk ko fa doo am résultat moo tax ñuy indi connexion esprit muscle dañuy jàngale ni gis nga nit ki muscle bi nga xam ni consciemment volontairement mën na ko contracter muscle boobu la gën a mën a développer ci yaramam xam ba xam yéen a ngi dégg muscle boobu la gën a mën a développer ci yaramam ce qui fait que tey jii synchronisation bu amul diggante yaram beeg fonctionnement bi xelam ak fonctionnement am mais résultat boobu fu mu mën a génnee ñu dugg nag ci question bi ñu posé sànq repos état d'esprit la repos état d'esprit la nañ xool Salvatore Dali nan la daan nelawee day am fauteuil am jël assiette am teg jël caabi téye wéeru fu mu jàppanteeg nelaw ba caabi rëcc ci loxo yi ba laal assiette bi fa la nelawam yam et pourtant noonu la fonctionné ba keroog muy gaañu kon nag foofu est-ce que mën nañ tudd repos en tant que toog noppalu wala en tant que tëdd nelaw déedéet repos état d'esprit la état d'esprit la ce qui fait que boo paramétrer sa bopp boo indilee sa bopp rythme boo xam ni tey ji soxla woo ci repos mën nga fonctionner indéfiniment gis nga lii yëpp dafa bokk ci potentiel nit lii yëpp dafa bokk ci fonctionnement nit lii yëpp dafa bokk ci lii nit mais dañuy delluwaat ci thème bi kon léegi yii yëpp ban moo ciy besoin ndax boo xoolee nit analyser ko xool liñ fi jot a traité da ngay comprendre ko nit besoin fi évolution am toll foofu la besoin am di toll ni évolution am di mel noonu la besoin am di mel moom la benn mbokk indi sànq ci cadre hybride boobu mu tudd mais ki nga xam ne dem na ba yaramam ak ruuxam nekkatuñ lu dul benn soxlaatul lekk soxlaatul naan mën na ko def waaye doyewu ko dara kon nag même bu fekkee lekk am na naan am na mais est-ce que moo ko moom kon foofu mënuñ ko tuddee besoin mënuñ ko tuddee besoin kon nag léegi besoin bi lan la bu ñu jëlee exemple sànq bi boo ko bëggee yamale ci lekk ak naan am na fu mu yam am na fu nit di àgg ci évolution am yooyu dootu ko soxla ndax wax naa fi ni mag ñi soxlawuñu transformation soxlawuñu dara ndax ñoom dañuy matérialiser ki nga xam ni tey jii dafay xëy mu wóor ko ni bu soxlawee ndox mën na ko tegal ci kanamam mais kon kooku mënul mar ba dara ba leneen di ko ci fekk lekk même chose kon yooyu xas na ba dàqu yi ci des besoin de contact ak yooyu yëpp ay naxe la gis ngeen foofu la illusion bi ñëw ndax nit dëkk na ci àll moom côté ay at musu ko yëgal boppam nit tëju na néeg gisul kenn gisu ko mu nekk fa nekk ci la koy jëriñ féetewu ko fenn kon boobu tamit day dàqu besoin d'épanouissement yooyu yëpp ay illusion la ndax loolu yëpp société ko indi société ko soxla ci yow waaye yow soxla ko ci société bi kon nag gis nga yooyu yëpp day dàqu kon lu des li tax yooyu yëpp di fonctionner moteur bi li alimenter le tout le souffle premier le souffle premier yàlla kot ndax yàlla boo ko amee am nga lépp ni ko Serigne Cheikh waxee mboq ak dund bokkul boo amee yàlla moo am mboq moo am dund boo ñàkkee nga jox ko sa bopp defal na la lépp boo waree am nga boo warul am nga loo soxlaati mënatul nekk waaye it niñ ko waxee woon nit ay palier la ay dimension la évolution la ba léegi ay niveau forox la c'est extraordinaire ci même dynamique boobu yaakaar naa am na question bu ñu posé ci lu mel noonu volonté kon fu muy dugg mais volonté dégg ko yomb na
ndax sax même balaa du ñuy dugg ci volonté dafa am question bu ñëw ci lënd bi maa ko tey bañ ci wax ndax tey la gën a actuel gis nga buñ ne besoin ne envie perception dafay dugg parce que perception mooy définir lan mooy besoin lan mooy envie mais kon malade mental bi ñu dudd bi ñuy tudd fu muy dugg moom dof mooy lan dafa am li nit di woowee dof waaye man dafa am lu may wax damay naan nit munoo àgg ci yàlla fekk alkuwo waaye ban alkande alkande nit ñi wala alkande yàlla dafa jar a bàyyi xel ndax nit dana la xool xeeb la def la inférieur fekk ni yow foo toog yàlla la fa wéetali moom mën na war ne dangaa torox mën na wax ne dangaa alko waaye ci yàlla yow noo toll nit di nga yore alal gu nekk di nga yore daraja gu nekk nit ñi foo dem ñu wër la et pourtant ci bëtu yàlla kenn gënu laa alko kon nag bala alkande la cadre bi tamit foofu lay dellu ñoo ngi wax malade mental kii wérul et pourtant c'est un simple problème de perception ni ngay gisee àdduna ak ni mu koy gisee bokkul dong waaye ba léegi ci bëtu yàlla yéen a yam dafa fekk ni réalité yow bi nga ko bëgg a àttee ak réel bi yàlla tëral dafa bokkul kon nag tribunaux yi duñu bokk juge yi duñu bokk avocat yi duñu bokk foofu dong la dellu moo tax ku jàpp ni ay inférieur lañ dangaa xamul li xew ndax bëri na kuy dox ci mbedd yaakaar ni yaa wér fekk ne kenn gënu laa dof maladie mentale nekkul problème mu kuy sol ay sagar bëri na kuy sol costume kenn gënu laa wéradi nekkul problème mu sangu nga ak sangu woo loolu problème mu hygiène rek la ndax hygiène de vie dafa am hygiène de pensée dafa am hygiène d'être dafa am waaye ku si nekk ak li nga jàppee muy set loolu dong la waaye dégg la laaj wax ji nag léegi illusion boobu kan moo ko nangoo abattre boobu ngeen baal ma kan moo ko nangoo abattre ndax dañoo topp société lim tëral topp société vision topp li société bëgg ba kenn nangootul xalaatal boppam même bu ñu seetloo yi ñu indi ci exposé yi foofu la dellu lan la société wax lan la société d'accord lan la diw wax lan la diw d'accord ainsi de suite waaye est-ce que nangoo nañ dellu ci centre bi te mooy équilibre bi ñu soxla ci nit c'est très important moo tax lu jar a bàyyi xel la xamoon na ba xam foofu laa koy daw gëm de guddi na te mbir yi moom xam naa ni buñ ko doon topp atit du tax liñ bëgg a traité yam ñu traité ko waaye xam naa boobu ak léegi jot ngeen a seetlu sama logique ci mbir yi te mooy du ma bëgg a indi lépp non seulement ndax bëgguma ngeen guddee ndax seen temps dafa précieux ci ñun waaye dama xam ni boo bëggee traité yépp vendredi ñu xëppaat la lépp moo tax bu dul tey di boobu loolu rekk ci nekk bu ci nekk rek dañuy traité li ñu mën a traité ndax it gëstu dafa am solo te ku am loo xam rek ci gëstu nga ko jëlee yàlla du joxe ci lu gratuit noonu mukk da ngay sonn mu fay la ba mu yëg ci yow mu investir ñaar yi am kon nag niñ ko waxee rek bu dul tey rek di vendredi incha allah xam naa moom sujet bi moom bëri na ay fans waaye noonu la toll ndax complexité wu nit moom moo demee noonu foo tuddee xel te indi woo yaram problème am waaye foo indee yaram te indi woo xel problème am ndax ñaar yi ñoo njëkk a ànd bu ñaar yi àndul munoo xalaat a comprendre ruux ak ni muy doxee munul nekk kon nag pour tey ñu yemale ko foofu ba vendredi incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. kon ñu jàngat fatiha
fala xeeg naa salaatul fatih ñu ñaanalante ba beneen yoon incha allah bismillah. amiin incha allah jërëjëf. na ñu fàttali leen ne Colisée de l'éveil bi dinañ ko tegaat Mourchid TV ci suba sa donc suba à partir de 17h20 ñun tamit ñu xaar continuer di suivre ci plateforme yi ñu am Facebook YouTube Instagram ak Twitter gën a abonné aussi pour mën a continuer di suivre Colisée de l'éveil bi vendredi incha allah thème bi ñuy am mooy la dimension mentale un labyrinthe familier yàlla nañ ci yegg ak jàmm waaw incha allah jërëjëf